Voilà, merci beaucoup. Merci en tout cas amis téléspectateurs de TAS RTV. Ñu ngi tey ànd ak lim te mooy le maire de la commune de Kolda mu nekk directeur général de la poste mu ñëw julli si li nga xamante ni moom moo précédé li nga xamante ne mooy julli bi jot na de action yu bëri ci li nga xamante ne mooy koor gi ak li nga xamante ni moom mooy ci li nga xamante ne processus élan de solidarité bi nga xamante ni maanaam lutte contre Covid 19 bi. Alors dañuy waxtaan ak moom rek ci benn time bu gàtt rek li nga xamante ni naka la dundee li nga xamante ni moom mooy période bi nii yëpp. mu ñu julli si tamit daal di ñëw en tout cas saafonte ak mbokk yi moom moo waral sax ñu daal di samp antenne bi fii pour mu en tout cas mu mën a en tout cas wasaare kàddoom ndax kenn ku ci ne mën cee jot parce que yombut instant bi nii kenn mënul dem kër kenn mais daf ñuy permettre ñu am interview ndaw bi nga xam ne dafa mën a wasaare kenn ku ci ne mën cee jot ci ay kàddoom monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay sant. monsieur le maire ñu gis nañ nga ñëw julli si laataa julli bi d'abord gis nañ nga xamante ne mooy action yi ngay posé par rapport ak élan de solidarité bi aussi jàppale nit ñi ci nga xamante ne mooy wàllu Covid 19 bi tey jàngat boobu tey ak liggéey boobu yaa ngi koy def ci ndimbal doomu adama doo ci wax tekk nga ciy demee lan moo ko waral. jërëjëf ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si sangam bu tedd bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp di baalu ak di baal ak ñëpp aussi. yàlla baaxee nañu ñu fekkee ren yàlla nañu may gudd fan pour ñu fekkee ay at yu bari ak wér-gu yaram li ñuy def rek mooy voilà nii lañ ko doon defee année bu nekk dañuy ñëw ànd ak famille bi yëpp ñëw dellu cosaan feete fii tabaski loolu ñu ngi koy def depuis bi ñu nekkee étudiant ba léegi loolu mosul dañ léeg-léeg sax parfois korité ñu def ko fii wala parfois duñ ko def fii mais tabaski moom ala kulli yàlla su fekkee ñu ngi si dëkk bi fii dañuy ñëw fii ba si Kolda defee ko fii donc loolu pour ñun lu am solo la loolu la ñu promettre aussi famille bi suñu waajur donc loolu la ñuy continuer donc leneen yi donc ñun suñu approche la voilà dañuy liggéey def ku wax maire normalement dans ta mission assistante sociale bokk na ci mission solidarité bokk na ci loolu soo koy def jarul nga ciy wax jarul nga ci bëgg gis leen ma non loolu da nga koy def parce que sa mission la sa liggéey la kuy liggéey du wonewu da ngay liggéey rek parce que xaaroo sant kenn sa liggéey ngay def boo nekkee sa tool xaaroo jaaraama kenn da ngay béy li nga war a béy walla yàlla baaxee la may la li mu lay may donc loolu mooy suñu approche te loolu la ñu war a wéy nag voilà donc maa ngi lu ma bëgg dolli rek ci askan wi maa ngi leen di ñaan ñu continuer geste barrière yi parce que corona baa ngi fii muy gën a law nit yaa ngi dee cas yaa ngi yokk donc maa ngi ñaan yàlla que nit ñi vraiment respecter mesures barrières di raxasu di sol masque di protéger wu di respecter distanciation sociale di def loolu yëpp en tout cas loolu moo ñuy mun a aar donc pour ñun loolu am solo la voilà maa ngi aussi gërëm population bi mais surtout maa ngi nuyu président de la république di ko ñaanal yàlla may ko wér-gu-yaram may ko kattan pour mun a eggali mission bi yàlla ko denk ci kaw bopp en tout cas suñu réew en tout cas loolu moom laa koy ñaanal di ko ñaanal aussi Sénégalais yi yëpp voilà. alors monsieur le maire damay rebondir un peu ci question bi nga xamante ne moom mooy désengorgement li nga xamante ne moom mooy centre ville bi mais aussi gis ñu ko ni plan bi nga tegaat encore mooy que ni gis ñu nga apporter benn plus par rapport ak éclairage public bi alors lan moo expliqué woon li nga xamante ne mooy désengorgement bi pour mun a en tout cas libérer les voies nga indiwaat li nga xamante ne moom mooy éclairage public bi ak les panneaux solaires. voilà ñu maa ngi ñaan population yi ñu comprendre ñu comprendre suñu liggéey ñu baal ñu aussi ak parce que kuy liggéey ala kulli xaal yi dafa am ñi nga xam ne lépp lu muy def du nekk à l'avantage de tout le monde loolu amul fenn mais avantage bi dëkk bi la ñuy xool ak avantage nit ñi majorité bi parce que réew su xatee dem bi ak dikk bi day jafe donc réew su xatee aussi dëkk su xatee mënoo def sa projet yi yëpp projet yi nga xam ne dafa amal solo askan wi parce que xam ngeen ne marché laaj na ñu yokk sécurité bi pour ñu yokk sécurité bi il faut ñu dégager voies
ñu teg ay lampes ñu aménager am nañu aussi plus tard projet pavage loolu yëpp day rafetal suñu dëkk parce que dëkk il faut mu am centre ville Kolda fi mu nekk ni amuñu centre ville marché central la ñu am voilà donc centre ville nag dañ koy liggéey xam nga mun nañ def Bantangel sax centre ville wala mun nañ def quartier Bouna centre ville wala Sarkemo benn bërëb bi xam ne day symboliser centre ville donc ñun li ñu fekk fii mooy côté marché bi ak mu am ay institutions yi dajale foofu mooy en tout cas début centre ville mais il faut laaj na ñu gën ko aménager kuy defar nag omelette il faut mu toj nen loolu aussi parfois ci liggéey bi la bokk mais defuñu ko contre keneen loolu ñun suñu approche aussi bëgguñu tooñ kenn parce que ñi ñu dégager rek ñi mooy ñi nekk ci kaw yoon bi loolu amuñu ci droit kenn amu ci droit ñun donc voilà loolu mooy suñu démarche il faut aussi ñi nekkoon foofu ñu gën ñu comprendre c'est defar moo ñu tax a jóg du yàq. alors monsieur le ministre damay teel nag ci benn question de politique gisuñu que ni secteur bu nekk da nga fa teg dafa sant dara alors mu doon stratégie bi nga xam te ni ñëpp nangu par rapport ak li nga xam te ne secteur yi nga mu jot a teg ay action alors est-ce que ça explique mooy stratégie bi nga xam te ne mu nga teg pour le second mandat pour mun a en tout cas gën a yaatal li nga xam te ne moom mooy sa liggéey Kolda. waaw xam nga ñun suñu liggéey duñu pour le moment duñu calculer demain dañuy sant liggéey tant que mandat boobu jeexul duñu xalaat sax liy ñëw après ñun ñu ngi liggéey suñu mandat voilà mandat bi muy continuer ñu ngi ci liggéey suñu paree liggéey bi dañuy wax Kolda yi yenn nañ ma dénkoon lii laa ci def lii laa ci jot a def lii laa defagum bëggoon naa def lii waaye mënuma ko parce que aw ma doole bi aw ma moyens yi mais su ma amoon moyens yi dinaa ko def lii moom peut-être duma ko mus a def parce que mënuma ko lii mun naa ko mais aw ma moyen ainsi de suite ma évaluer donc yéen xam est-ce que da ngeen ñu bàyyi ñu continuer wala da ngeen ñu yemal fii suñu liggéey ngeen xool lu ngeen di def loolu yëpp aussi bilan la que bi dañuy teg ci table loolu jarul yàkkamti jarul daw ba kii donc ñi nga xam ne dañuy déclarer seen candidature ci mairie bi yow peut-être dañuy yàkkamti rek mais tôt ou tard dañuy ubbi liste yi période bi dina jot ku bëgg samp ndëndam dina ko samp loolu amul benn problème. monsieur le ministre ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi lay jaajëfal maa ngi leen ñaanal yéen tamit tas ar yàlla barkeel seen liggéey walla yàlla may leen ndam ci li ngeen di def. merci beaucoup. voilà merci.